sell te oyof ñoo leen di may seen émission Taku Show. Taku Show mi ngi noonu ñu dellu siwaat ci kattanu yàlla di jaajëfal toute la rédaction de Walfadjri dellu siwaat ci kattanu sunu borom encore une fois ci seen magazine bi léegi di Taku Show nag ni ki takkusaan su nekk dinañ ko ubbee tey ci àllarba ji seen rubrique lu ay di njàmbat ñu ànd ci Omar Bun Khatab Gueye mu dalal ci l'artiste Malick Niang di artiste chanteur waaye nag am na beneen casquette boo xamante ni taxawee na ko fi tey dinañ waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ni jëm na ci ñoom India Show lañ ciy teg moom Alaaji Sanjoogu Mbeng moo fi utu tey Fatou Dieng Sall bu ñu ca noppee sujet du jour teg ci ma jigéen Jóob lañ ciy àndal noppi ca nag pour boucler première partie bi école des jeunes mariés Didi Diouf la ñu ciy àndal deuxième partie bi comme tous les jours Souka Mbaye la ñu ciy àndal ci nepad musical mu dalal ay ganam ñu ndar kepp bile magazine. Omar Bun Khatab Gueye maa ngi lay nuyu saa rek moo ñuy distraire. Ajaratu maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar. ñu amaat mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam. di la ziar bu baax a baax. jërëjëf di nuyu sunu gan comme ni nga ko waxee Malick di ko ziar bu baax maa jigéen ak Sanjoogu di leen nuyu di nuyu ñëpp nag di leen ziar. di ziar nag tey ji waa Touba yëpp ci màggalu Kazu Rajab bi waaw ñaan yàlla rek defal ñu xewal ci barke Sëñ Fallou Mbacké. ak bis bi ñu fekkaat ko ay déwén yu bari yàlla defal ñu ay jàmm yu bari mais du nuyu nag jaay ko soow yi léegi kontaan nañ parce que ba minuit mën nañu tijji dafa am benn booy jaay ko soow Umar Ndiaye Saalum la moom Walfadjri rek lay xool ndeysaan mu ne boo dee nga nuyul ma gars yi Omar kon gars yi ñu ngi lay nuyu Alaaji Fatick Kër Massar ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar bu baax a baax mi ngi noonu ma jigéen Diop ñu ngi lay nuyu di la ziyaar di fay Adja ça va alhamdulilah di wax sañ sa bi rafet na macha allah maa ngi sa gannaaw sama rakk ji bu baax a baax di nuyu Omar nuyu invité ma ak Sanjoogu nuyu téléspectateurs yi ñuy teewlu yëpp dem ma diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaa ajaratu nuyu leen jaar leen bu baax a baax di la wax tout à l'heure ak sujet du jour ci kanam tuuti lay doon Alaaji Sanjoogu Mbeng yaa nga ca màggal gata demoo waaw macha allah ajaratu ñam nañ mbégte ak kontaante di nuyu waa Touba yëpp nag waaw fi mu toll nii nga xam ne ña nga ca Kazu Rajab ba yëpp ñu ngi leen di nuyu waaye di nuyu bu baax xalifa général des mourides Serigne Mountakha waaye di nuyu sunu sëriñ sunu xarit Serigne Sidi mu Serigne Abdou Lahad Mbacké di ko ñaanal Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuyu sëñ Khadim Fall nekk ca kër ga waaye ñu ngi nuyu sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimul Axla di nuyu képp kuy kilifa diine di yeewoo ci biir réew mi mais ñu ngi nuyu bu baax Adja ki nga xamante ni ki moom la ñuy wax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu it sunu wóllëre sunu xarit Serigne Medoune Sey moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu bu baax nag Adja ki nga xam ne mooy wax Mama Dieynaba Fall waaw gaynde ak waalo gi sunu yaay sunu xarit mais aussi di nuyu bu baax nag ki nga xam ni moom la ñuy wax monsieur Lo di sunu tonton voilà di nuyu bu baax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ak Malick sunu ancien copain la Malick. doo sunu copain la. ancien copain mais copain du ancien waaye sunu ancien copain la ñu ngi koy nuyu. Malick mbugal nañu attaaya ba sonn Malick barke Rasulullah Malick beneen affaire la mais ñu ngi koy nuyu di ko ziar waaw nit ku baax la voilà très bien jàmm daal voilà ni ko Omar defee noonu la ñuy defee rek di souhaiter monde musulman bi yëpp un très bon magal de Kazu Rajab rawatina murid yi ni naan rek ku ne am nga sa sëriñ waaye ku jàq ñu ci bari dañu koy woo moom Cheikh Fall Baye Mbenn kooku mooy baayu sëriñ Abdou Karim sunu xarit sunu sëriñ waaye tamit baayu Cheikh Oumy ñu ngi leen di ziar bu baax a baax régi ngeen jox ñu tampon ñu dellu si tey dalal nga sunu xarit man kii woon la da ko conjugué au passé man toujours au présent El Hadji Malick Niang Malick Niang effectivement Malick ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la dalal jàmm ci Walf TV di la bàyyi nga nuyoo asalaamaaleykum waaleykum salaam aleykum salaam wa rahmatullah ci Sénégal ki Walfadjri FM di nuyu comme ni nga ko waxee Seydina Omar maa ngi lay nuyu Sanjoogu suma xarit nga ba tey mais foofu laa yem wallaay awoon ak yow suma sœur nga loolu yàllaa ko def bétti di mooy suma sœur nga yàgg na waaw soxna si yow aussi maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna ma jigéen waaye bu ma jëlee nuyoo bi teg ko si loxo sénégalais yépp ba pare
balaa may def lenn dama leen koy ñaan rek. muy Cheikh Niass. waaw franchement li xew fan yi nu génne. wax dëgg fa yàlla. fa bàyyam bu tedd ba tegoon tànkam. Alaaji Sidi Lamine Niass teg na ko fa. dëgg na. te li tax nag mu marqué nu mooy xëy na moom mënoon na ñëw doxalee neneen. waaw. yéen ngërëm gi du ma leen ko jox parce que yéen ak sunu baay Sidi yéen a fi nekkoon ànd ak moom di xeex. mais moom dafa ñëw bi mu ñëwee mënoon na soppi doxaleen bi mais dafa ñëw fa góor gi tegoon tànkam mu teg fa tànkam. peuple bi yëpp gis nañ ko. Walfadjri sunu télé la mas a nekk sunu Walf la mas a nekk te kenn du ko laal. touche pas à Walfadjri. je pense que ñaari fan yi signal bi dem ñetti fan. wane na ko. tey la wàllu gën a aay nañu bàyyi Walf ndax ñun ñoo ko moom. dëgg la. loolu moom. macha allah mooy li may commencé. merci beaucoup Malick waaw léegi ñu dugg ci waxtaan bi li indi woon loolu sax mooy jamono ji ni mu yëngoo jamono yi. mbiri Sonko ak kii di Adji Sarr nit ñi tudd ci politique ak leneen. yow nga am loo ci fent yees. li nga ci fent mooy Baye Galaye. pourquoi Baye Galaye. waaw fent bi nag nekkul maanaam lu bees. parce que boo seetloo heure bii daaw la ñu tëjoon confinement. bi ñu tëjee liggéeyatuñu rek man dama ne gars yi mënuñ toog di ay artistes duñu xëy duñu gont nee nañ ñu du ngeen xëy mais nañ leen gont bi mooy nañ leen profiter ci occasion bi ñu dugg studio ñu liggéey. période boobu nag wax dëgg fa yàlla li naan artiste dëgg boo ko tëjee mooy yaa ngi nàmm xelam xam nga ñun amuñu woon temps li ci ëpp sax ci samay activité léegi ci côté Europe bi la. mu ñëwee Sénégal gën kaa bëri 2 mois laa fi am mooy côté hiver bi ndax seddaay bi laay dawaale pousse dat yi bu jeexee ma dawaat. léegi nag ñu am temps pour toog parce que Europe yëngatuwul. Sénégal yëngatuwul. ñu am temps album boo xam ne dañ ko commencé woon yàgg na amuñu woon jot pour àggale ko. man leen nañ leen bàyyi lépp ñu concentré wu ci loolu. mais tëj bi ñu tëj ma gis nag jafe-jafe yi lu bëri feeñ. ci askan wi ak coono bi. nit ñi sonnoon nañ mais bi ñu leen tëjee économique bi lépp taxaw dafa gën a nag fees maanaam dañu doggali nit ñi. nit ñi dañu nekkoon di sukkuraat ñu ñëw doggali leen. léegi nag ci laa def benn morceau tuddee ko Baye Galaye message à Baye Galaye. Baye Galaye mooy képp koo xam ne kilifa nga ci kër. Sa Ndiogou mi Baye Galaye la ci këram. mais comme Macky Sall moo yilif Sénégal moom laa jàllale jubale message bi. pour mu dégg ko. parce que damay wax su ma waxee ne ko Baye Galaye waxal. léegi lan nga ko wax. bon li ma ko wax mooy ndaw ñaa ngi jooy ndaw ñaa ngi jooyoo seen yaakaar dafa tas ci mim réew Baye Galaye waxal. gaañaa ngi jël alalu réew mi di ko tong-tongee ku ne fab sab saam di daw mel ni sàccum njolloor Baye Galaye waxal. fan yeenu wees am na ku ni fuuf ay milliards ba tey jilee furaas dal di xëddeem Baye Galaye waxal. sag yaa ngay sàggeeku Baye Galaye waxal. sutura yaa ngay xaweeku Baye Galaye waxal. ndaw ñaa ngay gàddaay di daw di génn réew mi Baye Galaye waxal. boobu bi ma koy wax sax immigration bu tar bi ñëwaguloon. parce que morceau bi maanaam bientôt mu am 1 an. parce que heure bi daaw laa commencé liggéey affaire bi. léegi nag 4 avril la ñu jàpp pour génne album bi. mais Baye Galaye bi keroog bi Macky Sall defee message à la nation wax a wax ba ne ndaw ñi dégg naa seen message. ma ne man li ma jublu woon ci Baye Galaye bi xëy na ñëw na. léegi nag comme dégg na message bi nga xamante ne bii ndaw ñi ñoom mënuñ ko woon a exprimer man à travers ma voix ma jël ko jàllaleel leen ko ba yëngu-yëngu am ñoom ñu génn fësal ko donc su ma ñëwee indiwaat message bi dina gën a fort donc loolu mooy Baye Galaye. mu nekk œuvre boo xam ne bii génnagul woon mais ñi ko jotoon déglu ñépp am na ñoo xam ne sax dañu wañoon sama loxo pour mu génn man leen heure bi jotagul ndax damay liggéey ak ay nit. mais est-ce que trompé wu ci heure nag. parce que daam yoo xam ne du xaar tey jii li nga wax yëpp am na solo. mais tontu bi nga doon xaar tontu na la boo ko génnee woon tey jii est-ce que du ne rek. da nga xaar ba jaan daw nga topp ci quoi. non parce que diggante bi def naa fi ay émission ci yeneen télé am na ci télé boo xam ne morceau bi joué naa ko fa live comprendre te lii nekkul loo xam ne lii benn yëngu-yëngu boo am nga def ko nii rek maanaam luy continue la
luy continuer la même ëllëg baygalaay sax bu fi nekkatul beneen baygalaay parce que morceau boobu ci ni ma ko liggéeyee du morceau buy dee. du morceau buy dee te comme dañu nekk benn équipe boo xam ne dañu organiser aussi du ñu def benn affaire nii rek am lu xew rek parax dañu organiser na période bi lii la ñuy def période bi lii la ñuy def période bi lii la ñuy def. dañu jàpp ne 4 avril dina génn mais balaa 4 avril exclusivité bi dina génn. tey jii andi nañ ko Walfadjri. mais yaa tardé bëggoon nañ ko teg mais yaa tardé. mais graaw du ci dina leen bàyyi bien expliqué dina leen bàyyi son leer na mais après nga bàyyi ko fii ajaratu yi ngi fi ak ñeneen saa ñu bàyyi la gën yi. Malick Baye Galaye bi bon ànd naa yow ci benn côté ci li nga xamante ne bi moom nga wax ne du xew yi jàpp naa ni nga ko expliqué nii tout temps war na mën a nekk ak ku ne gis ci boppam ci li nga xam ne mooy Baye Galaye ki nekk ci kër gi teguwut ci yoon it li nga xam ne mooy ki yëpp na jàpp ni mooy Baye Galaye boobu donc je pense que bu génnoon kooku bu fekkoon ne Macky rek nga ko adressé donc mën nañu wax ne bu waxee kon jeex na mais le fait que nga wane ni que ni Baye Galaye laa Omar mi Baye Galaye laa keneen yow it Baye Galaye nga ñun ñëpp Baye Galaye la ñu gis suñu bopp ci message boobu je pense que li nga wax ni yëpp ay points la yoo xam ne yu am solo la vraiment yoo xamante ne bi ni nga ko waxee ni bu dee nii nga ko wayee neex na xaw ma nag noo ko wayee mais Malick mi nandite la c'est que Malick mooy artiste yi nga xam ne nandite la boo xoolee sax artiste nandite la ci actualité lay dox nii la doon dox ci Océan yi ba gagné fa marché xaw ma ñaata millions ay plus de 480 millions am gagné woon na ko ci Océan yi moom Malick ñaar mi nandite international c'est que artiste nandite la c'est que Malick lu la nit mën a waxit xam ni yaa ngi suivre réew mi di xool ci axe fi ngay dóor affaire yi mais fi muy dóor yépp nag kuy ruus ci poosam day dal waaw mais bi la yoon Malick defe naa gars yi dañ leen a tëgg wëndeel président Macky Sall ni wax na alal ji nga xamante ne bii moom la jox artistes yi waaye dafa mel ni alal jooju jot ngeen ci wala jotu leen ci tranche bu njëkk ba nu mu demee woon ndax leeroon na wala leerul waaw très bien léegi dinaa ñëw tuuti ci kii bi rek ci li nga wax nandite gi moom dëgg la di wax ndax jolof waaw ngaa ko dëgg fa dëgg yàlla yow xam nga baax la jolof nelawuñu mais ndeysaan xam nga rek dama nekkul koo xam ne à tout moment damay fës ci média bi mais bi ma commencé xeex yàgg na te dama lay wax benn affaire morceau Baye Galaye boo ko dégloo musicalement da nga xam ne du morceau bu nu liggéey ci 1 mois wala ci 2 mois moo a ngi nii toog dañu doon fanaan studio période couvre-feu bi mooy sama naat waaw morceau bi liggéey naa ko 5 mois morceau bi liggéey naa ko 5 mois yàkkamtewu ma damay ñëw cof bàyyi ñoom dañu mais nañ ko àggali man leen non idée yi ñi ko njëkk a déglu dañ mën a texte bi moom bindoo ko ku la ko bindal barki Mouhamed. parce que say lépp da daan raal Samba Mbayaan. waaw moo non tax parce que yi dafa loolu. non Samba Mbayaan sax. xoolal xamante nañ nag Malick xool peut-être booy yi ñoo la nandul mais man ak Betty nand nañ. waaw mais Betty ñun moo ñu use quoi. Betty billaay non saa na ma wax ban morceau la ma sa dégg Malick Samba Mbayaan di ko génne. Iris yaa ko wax. billaay Samba Mbayaan kan ba la. wax nga ko xam nga Mbayaan nee ma waaw kenn musul dégg Malick way nit sa am si àdduna sama album bii di ñëw nag am na ci un frère sama frère la dama koy rendre mënoon nga ñu ci waaye dama nag saa njóob. non ni nga lakkale. yow suma xarit nga yow moom li ma la dencal moo ëpp loolu mais pour wax la rek saa ñun dañu am benn gëm-gëm bu ñuy doxee loolu moom yaakaar naa xam nga ko da nga may tooñ nii rek mais xam nga ci côté mbirum koppar yooyu nga wax bu njëkk bi man dama yaakaar ne bu ñu yëkkatee xaalis ne dañuy dimbale ay nit ndimbal lañu wax waaw ndimbal kay tey saa bu ma ñëwoon ma ne damay dimbale waa Takku Show exemple 10 000 francs ngi nii séddoo leen waaw bu ngeen ko séddee wala 5 000 francs ngi nii bu kii jëlee ku nekk 1000 francs luy des du 1000 francs waaw 1000 francs yooyu du ngeen ko diviser par 4 si ku ne am 250 mooy yoon. waaw mais ngeen jël ku nekk 1000 francs léegi ñu ne des na 1000 francs 1000 francs yi dañuy nañ ko teg xaar amuñu kees. may ma rek loolu mooy bu njëkk ba 1000 francs yi dañ ko teg xaar waaw teg xaar ba benn période am ñu leen attaqué ay audit ak yooyu ñu ne léegi 1000 francs yi li ngeen ñu doon dimbalee 1000 francs yi moo ci desoon delloo nañ leen ko nan la waa Sodav loolu mooy bu njëkk ba Sodav waaw
waaw ci aide bu 500 njëkk ba. millions yoo xam ne delloo nañ ko. delloo nañ ko. artistes yi nga jox leen ku nekk 125 000 francs. waaw 125 000 francs nga tëj nit ki 1 an xam nga ñaata la 600 francs par mois boo ko calculer par jour mu nekk 35 francs 600 francs par par mois boo ko calculer. non. waaw yow kii def na ay calcul balaa muy ñëw de. ba non soo ko calculer le jour muy 35 francs. non li mu wax bu si 600 Calculer. francs par mois. waaw waaw ci benn année. calcul baaxul de. ça waaw 125 000. 125 000 mu ne 600 francs par mois. non non 600 francs par mois baaxul. non non 6 000. loolu moom bu la defee mu kii. waaw gestion mathématicien quand même. waaw. moo tax dafa juum. par jour nga ko calculer. waaw non 125 000. par jour. année bi. waaw léegi yow calculer ko. waaw par mois. waaw par mois ñaata la. par mois 600 francs la. non non. non juum nga quand même. 6 000 peut-être. 600 francs quand même. 6 000 francs. waaw pardon. waaw. calcul bi baaxul. 6 000 francs par mois. waaw nga calculer ko. 12 mois yi. waaw lu mu lay jox. matul 125 000 de. parce que bu dee 6 000 francs par tey mois la sa calcul baaxul 60 000 la sa calcul baaxul. 60 000 la wala 72 000 mooy at mi bu dee fin du mois mu nekk 6 000. d'accord waaw ma tënk foofu. Ëpp na xëy na li nga xëy na tënk tënkuwul ma jigéen yaa ngi calculer parce que sa chiffre yi baaxul il faut waaw calculer ko. mais dafa waaw li ma la bëgg a wax daal li ma la bëgg a wax amul oui importance. li ma la bëgg a wax non mooy moo ko fi waxti. waaw ça déglu ma li ma la bëgg a wax 600 mooy francs par mois. li ma la bëgg a wax mooy ñun ñoo nekk ci secteur boobu ñun ñoo xam c'est 10 400. mën naa juum mën naa juum waaw da ngaa juum. mën naa juum waaw. ndax boobee fi nekkul studio laa fanaan moo tax ma tardé ñii sax waaw. mais li ma la bëgg a wax mooy calcul bi ñu ko defee waaw 35 francs la par jour man mënul sax jënd café loolu moo ci am solo li ma bëgg a laal 35 francs par jour ñëwaat na ci 35 maanaam francs pour artistes yi bàyyi ma àggali rek léegi léegi bàyyi jàmm mu eggali. dañ koy calculer oui ma léegi balaa mu ñuy jaxase kam léegi loolu nga téye nit ki pendant 1 an liggéeyul 1 an waaw liggéeyul amul benn rentabilité ñu yëkkati as ndimbal ñu joxe ko ngeen jël ne jox nañ kii léegi def na 500 millions ngeen téye ko 500 millions yooyu ngeen toog ba ne leen 35 bërët francs la par jour. ngeen toog non man ni ba ne dafa leen bërët juum dafa def erreur de calcul. bàyyi ma yàggali rek bàyyi ma c'est yàggali que sa calcul yi Malick moo ko. waaw bàyyi ma yàggali dama juum ñu àggali waaw mais 125 000 francs ñu jàpp ni 125 000 francs lañ léegi dañ leen jox yemal foofu. denc la ca des. waaw loolu ba jëmmi jamono ñu delloowaat ko ñi leen ko dimbalee woon. loolu bu njëkk ba jàpp la. nañ ko ci bu njëkk bi. Loolu bu léegi njëkk dellu si Malick 300 la bi nga waxaat ni du 35 francs par jour. 300 waaw d'accord 350 absolument 350 waaw d'accord. 350 waaye sax bàyyi ma wax dafa waay juum saa dafa dama juum day fàtte. dama juum Malick dara ñu rey. waaw vraiment. 350 francs waaw par jour waaw. moom la ñu jox artistes yi dans l'année loolu ñaaw mën na jënd fonde. xam nga d'accord waaw. léegi loolu jàll na barki démb keroog décembre la ñu toog ñun nekk en répétition di préparer suñu anniversaire ma jékki-jékki dégg ñu ne dañuy arrêter spectacle yi vendredi lañ ko arrêté man samedi laa doon def suma anniversaire fekk def nga dépense yëpp. def naa lépp. def mais naa situation lépp. bi Def moo naa sama taxoon na. publicité def suma répétition waaye foofu lan daanu. situation yow nga tëj artistes yi ba ñuy bëgg a dee décembre ñëw au moins nga ne leen góorgóorlu leen ngeen respecter mesures yi décembre bi bu jàllee nag dinañ xaw a kii affaire yi tuuti déjà foofu lan njëkk a juumee. loolu doon organisé. xam nga. Anniversaire. anniversaire. anniversaire rek lay réglé. mais kenn yóbbu ko woon anniversaire. anniversaire enveloppe yi ñëw na. kooku je le fais chaque année. waaw mais loolu rencontre la xam nga lu tax ma di ko def. ana contrat yeeg ñoom seen partenaire aussi mënuñu du la jox xaalis rek. Non. ci wax non mais da ngay jël contrat yi dem déposer ko. teg ko topp ko aussi. non déglu ma wax la rek. xam nga loolu damay expliquer loolu rencontre la man nekkatuma ci kurung yi. man yàlla daf ma dimbale. dama am ay promoteurs yoo xam ne damay liggéey ak ñoom ci communaux yi en Europe. festival yi maanaam man maay daw diggante décembre. ak janvier man maay daw pour bañ a fa toog hiver bañ bi. ko dalee Pour samay dal. dalalee attaaya mos nañu wax contrat bi mu am. pardon ma ñëw. bàyyi dem photo ak benn beeru tubaab. waaw Allez eggali boo la def bàyyi ma àggali. eggali loolu anniversaire boobu may def du anniversaire pour wut xaalis. anniversaire la bu may def boo xam ne bii ñi ma daan jàppale ñi ma daan ma dimbale. nga xam ne te li ëpp ci sama temps léegi fële lay nekk moo tax ma jël benn date chaque année pour dajale leen anniversaire bi rencontre la
chaque at dama koy def kooku amul ma dem te ñëw. bu jegee sax ñoom wax dara ci wax aussi. man côté boobu laay wax waxuma. non waxuma loolu waxuma pour ñu jox ma de loolu waxuma ko. ren ban date loolu la jàppoon anniversaire bi investir. décembre. le lan décembre la woon. c'était le 12 décembre. le 12 décembre nga ko waroon fêté. moom ci laa ko waroon fêté. ok foo ko waroon a defee. fii Jet Café. ah Jet Café. waaw fa laa ko defoon daaw fa laa ko waroon defee ren. loolu man maay jël suma alal ma def ko. nit ñi ñëw ñu ci bari dama leen di may ay billets wutuma ci xaalis mais rencontre bi may am ak ñoom. loolu moo ma intéressé retrouvailles bi. bokk jolof yi ñëpp daje. xarit yi ñëpp loolu moo ma ci intéressé. bu loolu jàllee tey ji li ngay wax ci ay contrat sama téléphone bi su ma ko ubbi woon heure bii daaw 14 février amoon naa soirée à Paris soirée Saint-Valentin. 19 février maa ma ñëw 19 février. non c'est vrai xoolal bu ñu wax rek am naa rendez-vous kii ban salle ci Paris. waay déglu ma ñëw. mais bu dee dafa am sa benn xarit boo xam ne da nga ko war a kiiwal ci salon nga moom ak ay doomam. nga naan ay mais même bu dee salon ak ay doom wax nga wax bu am solo. billahi barki Seydina Mohamed boobu temps Ali Nguy wàccagul. peut-être mi ngi may seetaan. moo tax contrat bi mu mujjee am. bi Aly Ngouille wàccee. non déglu la affaire am bi Aly Ngouille wàccee ci lay soog a bind way bi. ci lay soog a bind way bi. ça waaw. bu dee li may wax xanaa Aly moo wax ngeen sànni déglul ma wax la. bu dee li may wax du dëgg. yàlla na bu ma jógee fii ma toog. waa eggali li nga bëggoon bàyyi ka laaj ñu xam bi ma ko génnee. Aly période tabaski bi. xam nga boobu Aly wàccagul. jot na ci bàyyi galaay. bi ma defee son bi. waaw jot na ci jot na mais xam nga Ali moom day tooñ waa Malick yow sa morceau bi ma ne ko mais il faut bàyyi ga laay wax il faut bàyyi ga laay wax. mais il a compris. xam na ne nekkun fa di saaga wala ñuy wax lu ñaaw. pour wan la ne la man li may def boobu Ali mu ngi fi. Ali c'est un frère mais li may def maanaam lii moo ma intéressé. barki alxuraanu Karim Ali moo nekkoon ministre de l'intérieur. ma envoyé ko son bi bàyyi galaay mu déglu ko li ma lay wax ne la boobu Aly Ngouille wàccagul. kon yow looloo tax nga téye ko. li ma la di ba Aly wàcc. non déglu ma ko. yaa ngi dégg xam naa kon bi nga ko tegee Aly dana la son bi bu mu génn. loolu kii arrête il faut arrêter. léegi nag Aly wàcc rek nga bëgg a ñëw di bàyyi galaay. non pardon wuy ma réer nga ci chiffre yi mais 14 février waaw pardon ma àggale corona fi woon pardon ma àggale mais déglu ma wax la. kon yow la nga xew la waaw déglul looloo tax ngay laaj loolu aussi mun ñu la ko jox ko boobu tamit sawaay kaay ma wax la yaa ngi juum ñëw ma fi pour laaj xaalis de. loolu da ngeen ma laaj. yow yaa posé benn question ci date yeeg yooyu 14 février boobu fekk na France moom moo tëj. waaw comprendre. loolu dëgg la waaw 19 mars. laa waroon a joué ji dëkk bu ñuy wax Beuvry 14 février bi Paris la 19 mars Beuvry c'est au nord de la France. li may wax nii léegi ba tudd Aly Ngouille. waaw li ma wax léegi ba tudd Aly Ngouille. waaw loolu mi ngi nekkoon 21 juin bii passé. 23 parce que Sandiogou dafa wax benn wax bu am solo. mooy benn affaire privée benn kii ak doom ak jabaram. effectivement. loolu dama ko amoon le 21 juin. tubaab boo xam ne anniversaire rek la doon def. tubaab. waaw loolu laa la wax pour dëggal li nga wax. anniversaire la doon def privé. waaw jël ma contrat baa ngi fii ne ma dama lay jox 4000 euros. jox la sa billet aller retour. loolu da ëpp na ko. dégg nga wax bi. nga dem jouer ji samedi dimanche nga ñibbisi. loolu jar na ko wala jar. ëpp na ko sax. mais yow lan moo tax ay anniversaire rek ngay tëgg yow ay anniversaire jéemaloo jéem a def comme yeneen gars yi di xool feneen ak yooyu anniversaire rek. waaw déglu ma anniversaire. benn yoon la par année 2 millions 600 la may laaj bi 4000 euros. non déglu ma ah non xam nga ñeneen ñi sax dinañ jéem a def jéem a dem ay waaye. am 2 millions 600. dafa poser question. dama ne ko benn yoon laay def anniversaire ci année bi. benn yoon nga koy def. mais yow non déglu ma wax la yow da nga wax benn wax léegi. muy lan mooy bi ngay wax di tooñ ne waaw benn tubaab bu la woo moo wan la ne la liggéey. suma xarit boo xamante ne daf ma woo ne ma Malick est-ce que mun naa la ñaan benn affaire ma ne ko lan mu ne ma dama war a def suma anniversaire mais dama koy def soirée privée. le 21 juin est-ce que di nga disponible ma ne ko si. mu ne ma ñaata laa lay jox ma waxtaan ak moom bañ d'accord ci 4000 euros plus sama billet aller retour ak hébergement. soxna si loolu liggéey la. waaw léegi weddiwu ma ko de dama ne. ma ñëw waaw déglu ma pour ma relancer la man waxuma waaw da may déglu man tamit déglu ma non da may déglu dama laaj
artiste bi laa bokk. waa déglu ma waa déedéet waa man dama bëgg juste rek mu ne ma la ne la anniversaire dama ne la carrément pourquoi yow boobu ba léegi dégguma ne yow da ngay tëgg concert ngay stade wala da ngay dem fii nii grand théâtre wala dara mais à chaque fois anniversaire ngay wax diw fay na ma lii te yeneen artiste ñi ngi fi di def loolu. waaw merci beaucoup. léegi may ma àggali ñëw tontu la. déedéet. non si non kii lay laaj ba quand même laaj may ko mu daane. pour wan la na la affaire contrat yi ngay wax. boobu bi affaire bi amee. waaw jël contrat bi dem seeti Aly Ngouille. waaw monsieur le ministre moom xanaa yow Aly Ngouille mooy. non mais xam nga nit. xam nga kañ li moo tax ñu kii ko parce que bu fekkee ne moom. dañ ko fekk pour mu saytu dëkk bi mu topp rek sa kii nekk sa ménagère. mooy sa ménagère kay. le ministre de la culture mooy ministre de la culture wala mooy sa ménagère. boo paree nga noppi ma quand même ak ñëwal. Aly Ngouille kilifa la. dégg naa am na possibilité pour ñu defar nit autorisation bu dee yor na contrat pour mu tukki. yor naa suma contrat. war a liggéey ambassade woote nañ fa boobu kenn déposé wul ñu woo ma régulariser sama papier li war lépp ñu jox ma ko ma dem ba ci moom ne ko monsieur le ministre dama am contrat mu ngi nii toog nañ 7 mois xaw ma 8 mois liggéeyuñu am naa contrat war a dem samedi ñibbi si dimanche am 2 millions bu dee possibilité am na nga boole ma gars yi ñu defal ma autorisation ndax sama contrat ngi nii Ali ne ma xam nga Ali dafa dëggu bureau Malick wax dëgg yàlla lii mënuma si dara xam nga kan moo am droit voyage fi ne nii ku am rendez-vous médical étudiants yi may nañ leen parce que école la ngi ibbi ak les diplomates man j'avais un passeport diplomatique dafa jeex parce que j'ai été lauréat du prix des droits humains de l'UNESCO en 2016 sama passeport diplomatique dafa jeex dafa nekk en cours pour ñu valider ko sinon kon problème yi yépp doo ko am dégg pour wan la ne la maanaam li nga wax ci côté boobu loolu la bu ma ñëwee si yow da nga nekkul si dëkk bi pare na ci fay nekkul si dëkk bi xam nga wax naa la ko sànq ci sama yox man dama nekk artiste boo xam ne bii man du ma nekk di fës yow xam nga boo ma gisee fii mais artiste bu nekk loolu lay ñaan di bokkul naanite la boobu kii naan jëlee ci gars yi dañuy liggéey gi mu ñëw dóor ak sa doxalin sa stratégie kenn ku nekk ak sa doxalin man dama bàyyi jàng bàyyi yàq sama jàng yàq lépp ne damay suivre musique mais du ma ko foyee am na ñoo xam ne chaque jour ñu ngi ci télé yooyu du ma tudd turu kenn nag mais loolu taxu ma jóg man dama am benn yoon bu ma tracé ñu bëgg a def carrière musicale maa ma ñëw li may bari na man jigéen day saboté wala def nañ fi li ñu fi def ci ay activité bari na mënuñ toog di ko lim avant couvre-feu bi di am avant affaire yi di am période bi ma nekk Sénégal chaque jour dañ doon jouer à Somone place yi ñu doon jouer bari la bi affaire bi amee la affaire yi taxaw dégg nga Grand Théâtre def nañ fa festival flamenco ak waa ambassade Espagne et cetera centre culturel français dañ fay jouer hôtel Savana ba nii may waxee yow contrat ba sama tura nga si on a un contrat boo xamante ne bi dañ fa war di tëgg tous les jours sauf les dimanches man maa dem ba xam ne mënatuma assurer loolu ma bàyyi ko ak suma guitariste bi lune di corona bi ñëwee la arrêté donc ñun dañoo am suñu chemin ça veut pas dire que da ngay dem Grand Théâtre nii comme ni gars yi def ñun duñ sàmm mbayaan ña fay daje Sorano ña fay daje da ngay dajale nit ñi sàmm mbayaan way di mais gannaaw waxtu wi li ci des bariwul Malick tey jii boo fi teewee am na lu tax nga teew fi lan nga bëgg dénoncer ak lan moo la neexul ci doxalinu koppar gi ñu njëkk joxe ak bii ñu mujj joxe waaw lii ñu mujj joxe moom li tax ma wax ci bu njëkk ba wax naa ci parce que artiste la ma ci war a wax naa ko ci danga ci war a wax waaw mais bii li tax ma jóg sama bopp sax taxul ndax bu doon man kese du ma ci yëy du ma ci yàbbi donte ci laa bokk am naa droit wax ci mais dama jiite benn collectif boo xamante ne bii c'est amical des jeunes artistes de la banlieue am na ñoo xam ne ñi bu njëkk ba amuñu ci dara bii xaalis bi ministère de la culture da ko jël génne ci SODAV jox ko direction des arts waaw SODAV loolu lañ ko laaj jëlal képp koo xam ne yaa ngi foofu nga def liste nga yónnee leen seen numéro téléphone ak seen numéro téléphone boo leen ko yónnee d'ailleurs ñoom ñu ngi ci doon communiquer ci télé bi ñoom ñu woo leen yónnee leen xaalis loolu leen wax waaw SODAV li mu war a def na ko ba pare waaw yónnee na liste yëpp ñoom am na quelques yu nu tànn jox leen dara pour calmer xëy na
ñu naan léegi ñii danañ jot ñi duñ jot Macky Sall dafa wax barki démb ba tudduñu ne affaire bi moo tax bi mu méttee sax artistes yi jox naa leen tant de milliards ma koy xamal moom bu dee mi ñuy seetaan di ñu dégg xaalis boobu naka laaj ñi mu ko jox mais benn dërëm kenn jotu ko il faut que ça soit clair hein parce que bi Macky defee déclaration bi ba pare ñoom ci lañ commencé di woote di yónneewaat parce que bii 122000 la bii bu mujj bi 122000 d'accord moom lañ joxe parce que dañ koy yaatal ñëpp joxe ci ay xeetu dóor la seen problème la léegi ñun waroon jox ñi nga xam ne jot nañ ci am sax quelques-uns yi jot a am 98000 lañ leen jox léegi ñen joxoon 98000 ñooñu la ñuy woowaat nag naan leen def leen réclamation pour ñu àggali leen seen 122000 loolu dafa ruslu sax yow jotoon nga ci 98000 man ba léegi jotuma 100 francs parce que man SODAV mais jotoon nga ci 125000 bu njëkk ba SODAV jël naa ko waaw boobu man mii jotoon naa ci mais bii gisuma di dégguma sax gisuma waaw non non c'est que loolu mooy li honnête quand même. il faut SODAV artiste la. SODAV non non man artiste la. non parce que c'est normal artiste la. artiste la. association SODAV la bokk. maa ngi ci biir am naa sama carte. droit am la ay droit d'auteur daf koy fay. non bu njëkk ba jot naa. waaw ñun ñu ngi koy soobee. mais art non non wax naa ko fii quand même. ñu ngi koy soobee mais bàyyi leen ndax saa leen non mais c'est normal. non non artiste la. c'est normal loo xam ne dañ koy parce que jox artiste parce que xaalisam la. sama wàll ba sinon dañ koy delloo comme nañ delloo. non sa xaalis la. waaw mooy dañ koy lekk sax sa xaalis la. voilà sa droit la sa xaalis la. parce que dañ la pénaliser ci lu bari. ah ouais bien vrai que yaa ngi ci télé bi mais am nga yeneen activités yooyu def. Malick naan donc loolu bu jàllee pardon sa émission jeex na wala. mais baal ma àggali. loolu su jàllee li tax ma jóg mooy artistes yooyu amuñu baat. parce que ay musiciens dañ ci nekk ay danseurs dañ ci nekk te c'est des artistes amatul leen lu ñuy def léegi nag ñoom kenn mënul leen déglu moo tax ma ne danaa wax pour ñoom dem naa nag direction des arts waaw bi ma fa demee à ma grande surprise ñu ne ma cité Kër Góor gi ñu ne ma liggéey si wun boobu yëngu-yëngu amagul ma laaj gendarme bi xaw na sax jàppanteeg man ne ma ma ne ko mais lan moo tax ñiy liggéeyuñu mu ne ma ah non xaw ma parce que dañu jot ay messages ma commence di ko expliquer ma am lu ma métti quoi. ma ne ko c'est pas normal réew mi lii moo fi war a jeex. ah ouais gendarme ne ma mais gars man lan laa si ma ne ko non waxuma la li nekk sama dënn laay génne. c'est pas normal léegi may ma àggali direction des arts laa bëgg. liste bi leen SODAV jox. waaw liste bi leen jox. ñu envoyé la ñu yool jël xaalis bi yónnee ko ñooñu ndax nguur gi téye na leen atum yàlla liggéeyun weccet woowu ñu di leen jox ñoom ñuy sukkuraat même bu dee 5000 francs sax. barki Seydina Mohamed nan leen ko jox. parce que soxla nañ ko. loolu moom bu ñu leen déggul nag. man dóorkat yi bu ñu leen déggul bu ñu leen déggul ba mardi. bu ñu leen déggul ba mardi. mercredi. da ngeen ñu dégg danañ fa dem. mais est-ce que yow doo fa dem aussi dafa dellu xool ndax commencé. non non mais c'est que dañu war a woo nit ñi am nañ numéro dem naa fa. waaw dem naa fa ñu ne liggéeyul. waaw am nañ sama numéro téléphone am nañ sama numéro téléphone. bu ñu wootewul. ba mardi. man de ñi ma jiite collectif bi ma jiite. tojun nag sànniwun xeer. parce que loolu taxu ñoo jóg. d'accord ñun tal nañ leneen ndax ñi ngi bëgg a dee. d'accord danañ ñëw nag taxaw ne ñu léegi nit ñaa ngi nii recensé leen kenn ku nekk yaa ngi sa carte d'identité fay leen sur le champ libre. d'accord ci lan ngeen di terminer Omar. mooy Abdoulaye Wade da nga ne doo way nit mais su Wade gis nañ fi jamono ji ñu bari doon dingat nguuru Abdoulaye Wade. donc nga taxoon doon ci jàpp. nga ni doo way nit mais wayoon nga ay réalisation am ak li mu fi def ak yëpp. waaw wayoon nga Abdoulaye Wade. loolu koy leer na. doo way nit mais way nga ay réalisation. non way nga Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade nga way. ci boppam fii moo la jural tey jii. moo la jural tey jii sonnoo. non defal naa ko. macha allah maa gën a sonn ñëpp. man maa gën a sonn ñëpp sa waay. non da ngay politique nag. fii kenn fi sonn muy Sa Ndiogou. xoolal gis nga leer naa la Abdoulaye Wade wóoyu ma ko. Abdoulaye Wade xam nga woy nit. xam nga woy nit. woy nit mooy woy nit di woy sa baay di woy sa yaay nangam na Abdoulaye Wade man damaa toog ma gis li mu def Abdoulaye Wade grande offensive Goana OCI moo ñu jural lii yëpp moo ñu jural tali yeeg yii yëpp
c'est-à-dire dama xool réalisation. léegi bu la Macky ne woon nga way ko comme ay réalisation Macky di nga ko way. Macky Sall du moom ma wax ma way ko. parce que Ablaye Wade demandé wul woon nga way ko. Ablaye Wade musuma demandé ma way. boobu yor na décret ak xaalis aussi mu ngi opposition te way ko. déedéet dama ne Macky Sall ñaata at la toog ñaata at la def ba mu duggee ëpp kañ nga gëj a gis Ablaye Wade. ma ne Macky Sall est-ce que seeti nga ko bi mu ñëwee fii. avant muy voyage gis naa ko parce que album bi war a génn le 4 avril. wax naa la dama ko ci rendre hommage. kilifa la dem naa ba ci moom na ko dama lay delloo njukkal Sénégal sax moo lay delloo njukkal bëgguma xëy mu génn déglul bu la loo ciy yokk wala loo ciy dindi nga wax ma mu déglu ko am ñaari baat yu ma wax ne lii da boo ko ci yokkoon mu neex du ma ko wax fii nag ma yokk ko ci. mais dama la bëgg a wax ne la Macky Sall ñaata at la toog. Malick foofu ngay tëjee. bu ma gisee lu baax lu mu def. waaw wax ko. ba muy doog a falu. coow li bëri. dama ne bàyyi leen ko mu liggéey Macky ngi nii moo fi président boo ko nangoo mooy sa président boo ko nanguwul mooy sa président def leen ko li ko yàlla def mu noppal leen. bu ngeen ko deful li ko yàlla def mu jaaxal leen. boobu mooy bi muy doog a falu. nañ ko bàyyi mu liggéey. loolu nag falaa yem. su ma gisoon leneen loo xam ne jar na wax dama koy wax. jërëjëf d'accord looy tàggatoo. donc c'est ça. ma kontaan trop. ci retrouver Walf sama kër encore une fois di wax que ne Walfadjri moom bu ko kenn laal. ndax ku yuuxu fi ngay ñëw yuuxoo. kuy jooy fi ngay ñëw jooyo. Alaaji Si Lamine fa mu tëdd tey yal na yàlla dool leeram. barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. di wax rek benn affaire moo métti quoi. loolal la. commandant Mbengue. bi mu wooyee sa waay. waaw. du mun ko woon bàyyi sax ay ñetti fan. téye ko foofu waaw 4 jours. noggatu ko tuuti. waaw mais sa waay. di ma gisee sa waay ñëw fii naan. waaw. dama découragé. merci dama mel ni kuñ sotti ndox quoi fale nga sànni ko benn xeeru raay ay ci Omar. mu ne sa waay Omar. merci Malick en tout cas merci. sama benn waay daf ma woo na ma sa waay tiitoon na nag bi ma déggee ci rajo baat bi lox. non woo na ma. saa kay Sénégal yëpp nga faa ñëw. woo na ma naan ma Malick Ali ma. ay jë ñu tëj merci beaucoup Malick Niang artiste la ñu koy jaajëfal